ci ñëpp xibaar yi ak wàllu état d'urgence bi nu boole couvre-feu fukk ak ñaar ci fan yu njëkk yee jeex na mu des di xaar dogal beneen war a tukkee ci njiitu réew mi demee guni nag ab dogal wàccagul ngir ndax dañu ko fi yemale wala des koy yokk lu ci mën di am ay boromi xam-xam ci wàllu yoon xam le nañ ni ñaar ci ay pexe am na ko moom njiitu réew mi benn promulguer loi bi ci fànn woowee ngir yaatal gi wala it daal di taxawandi ngir kon promulguer gi wàllu xibaar bokk na ci tëj gi ñeel l'école yi coronavirus loolee dëppoowul ak xalaat ak directeur formation communication bu ministère éducation Mamadou Moustapha Diagne di ngeen dégg la mu ca xalaat ci biir xibaar yi wàllu yoon ak Boubacar Seye njiital Horizon sans frontières di lañu ko jàllale tey ci kanamu procureur de la république altine tey jii ginnaaw bi nu ko jàppee ci aéroport Blaise Diagne ajjuma ji nu génn ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi akub laaj ndax njiitu réew mi dafay daal di yaatal am déet li nga xamante ni moom la ñu dund fukki fan ak ñaara ngi ci réew mi di couvre-feu bu nu daal di booleb état d'urgence dogalagul nag ci fànn woowee waaye jàppale ni ay boromi xam-xam yenn yi gis nañ ni am na ñaar ci pexe moom njiitu réew mi président Sall ba ci njëkk mooy daal di promulguer loi bi ci fànn woowee ngir daal di amal ab couvre-feu wala mu amal ab pause taxawandi diir fileek muy promulgué boobee loi assemblée nationale nag moom kenn jokkoogu ci ak moom ngir wéyal gém déet Pape Birame Touré ni waxee moom président commission affaires étrangères ca xalaatul sax ne mat na ko jokkoo gi ñu teewlu ko Pape Birame Touré ak Salif Sow. non jotuñu convocation assemblée pour voter waat ko mais ci sama gis-gis loi bi dafa leer parce que état d'urgence li loi bi wax tënk ko ci constitution président de la république daf koy convoquer pour benn délai bu ko bëggee proroger maanaam yokku day dellu soit assemblée mais loolu day fekk ne loi bi nga xam ne moom lañ doon voté te muy modifier la loi 69/29 du 29 avril donc relative à l'état d'urgence et à l'état de siège modifié wuñ ko donc parce que bu fekkoon ne loi boobu modifié wuñ ko maanaam dina dellu ci assemblée nationale mais loi boobu tey dañ ko modifié te biñ ko modifié dañu ne président de la république mun na restreindre maanaam ay liberté bu fekkee ne dafa am ay catastrophe naturelle ou sanitaire te du doon état d'urgence loi boobu tey voté nañ ko assemblée nationale président de la république disposé na ci loi bu mel noonu te donc jaratul muy dellu ci assemblée nationale question de procédure yi bu jeexee loi boobu dafay valable donc président de la république dina mun a décréter donc état dina mun a décréter jël ay mesures yu couvre-feu ak yu mel noonu restreindre ay liberté te lu doon état d'urgence. ñu waxtaane ba tey li jëm ci wàllu coronavirus bi ak i njeexiteem lu jëm ci xalaat bi ci tëj l'école yi ni ko ñenn ci syndicalistes ak i homme politique fësalee ne ay xalaat du lu directeur formation communication bu ci ministère éducation ànd Mamadou Moustapha Diagne jàppul ne lu war la ci gàttal mu ne nanu baax borom xam-xam yi daal di gëstoo ko xool yan yoon a gën ci xeex be coronavirus Mamadou Moustapha Diagne ak Hadj Ndate Diop. waaw ministère bi li mu jàpp mooy affaire tëj école yi moom nekkul sax lu ñuy xalaat il faut aussi que ci réew mi ñuy wax ay politiciens wala ay syndicalistes ñu bàyyi lu ñëw rek ñu waxte lu ne mel ni lu nekk ñoom ñoo ko xam école yi tëjoon nañ ko fi 16 mars bay passé mais terewul kii bi virus bi di circuler ensuite France bi nga xamante ne bile ñoom ay junni contamination la ñuy am par jour di am ay téeméeri nit yoo xam dañuy dee par jour ñoom seen école ñu ngi continuer di fonctionner may wax ni ñun am nañu choix suñu 9 millions élèves yi ñu garde leen ci école yi nga xam ne am na protocole sanitaire wala ñu bàyyi leen ci mbedd bi ñu nekk ci mbedd mi ak ci terrain de jeu yi ba xam ñaar yooyu ban moo ci gën ci xeex corona bi. chef de l'État président Macky Sall teg na benn comité boo xam ni moom mooy gérer pandémie bi comité boobu ay experts ña nga ca ay ñoo xam dañoo xam ak ay docteurs yoo xam ne loolu mooy seen màcc seen xel dafa màcc dem ci loolu donc nañ bàyyi ñooñu ñu gérer li nga xamante ni mooy pandémie te ñooñu waxuñu lu tëj école yi kon ñu ci des dëgg-dëgg rek nañ ñu may
vraiment ñu wax ci li ñu xam te bàyyi ñoog suñu école. ñu des ak wàllu wér-gu-yaram diwaanu Ndar ak ONG Hope and Progress ñoom ñoo fa taxaw ngir taxaw gune yi nga xamante ni dañoo judduwaale yenn ci laago ca it mu laaj ay opération que yu ni mel ci kër docteur ña nga fa woon ngir xool tolluwaay li càmbar gi naka noonu fi léegi ñuy door taxaw gi dëgg ci weeru mars Ndar Mouhamed Nabi Sylla lim bu yees tuuti ay téeméeri gone yu jóge ci Langue de Barbarie ay taalibe ak i gone yu jóge ci yeneen gox yi tey dund ak jàngoro yu aju ci wàllub déformation yu ñu judduwaale ñoom la kuréel gi di Hope and Progress jota nemmeeku lu ñu mel am ci jàppandalu Babacar Gaye di responsable politique ci Langue de Barbarie moom mi xam le ni poste de santé bi war nañ ko gën a jox ay jumtukaay dem sax ba ci centre de santé ci gox Mbàcc. mouvement les samedis de Babacar ak benn ONG bu ñuy wax Hope and Progress di yaakaar ak yokk ñoo ñëw tey lu tolloo xale ONG bi consulté na leen fas yéene dellu si incha allah fin mars début avril pour opérer opération bi nag ñoom ñooy indaale seen bloc opératoire mobile ñu jógee ci affaire u njàng mi tabax ay classe bi ñu jógee si indi garab may dispensaires yi tey ji dafa am feneen fu bees fu ñu fëlle mooy relever yéegee tuuti plateau technique sanitaire dispensaires yi nekk Langue de Barbarie bu gox Mbaaj bu sanc ba lu ni mel dina indi saafara ci jafe-jafe gu ñu nemmeeku ci plateau technique bu ñu war a yokk suñu dégloo Iba Ndiaye bokk ci comité de développement sanitaire bi lee xam nga chirurgien moom beneen niveau plateau technique la boo xam ne ñun daanoo dispositif initial amuñu ko sinon hôpital lañ koy defee particularité mooy xale yu ndaw yi pédiatrique la bec de lièvre ak ay yeneen pathologie yu nga xamee ni c'est très compliqué le niveau de ce plateau technique est très élevé par rapport à nos dispositifs locaux tey da nga gis nit ñi nu bare nga xam ne le besoin est là. lépp fukk ci ay spécialistes ay chirurgiens jóge ci Espagne fas yéene opéré lépp téeméer ci ay gone yuy dund ak bec de lièvre tumeur ak yu ni mel li ko dooree ci mois de mars ak ndimbal gu ñu jàpp ci wàllub garab RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sylla. jërëjëf Mohamed RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee wàllu yoon ak lu ñeel njiital Horizon Sans Frontières ONG la Boubacar Seye dinañ ko présenté tey ci kanamu procureur de la République ci altine ji moom président ONG Horizon Sans Frontières ajjuma ji nu génn la ko yoon woolu ci aéroport international Blaise Diagne ñu fàttali rek ne leeral yi ci police indi mooy dañu ko daal di toppee lu jëm ci tere goo xamante ni mu woon ci ndoddam jëm ci mu génn territoire bu Sénégal président Horizon Sans Frontières doon sàkku moom ci ay intervention ci presse bu Sénégal ñu càmbar koppar yi nga xamante ni Union européenne dina ko jagleel Sénégal ci xeex beek mbëkk mi ñeel guney sunum réew jàpp gi nag dib garde à vue ci moom ba war ko jàllale tey ci kanamu procureur ñi nga xamante ni ñoo ne ca France nay organisation ci wàllu tukki mi rafetlu wuñu ko benn yoon bu nu sañoon ñu bakka Cheikh Sidou Sila ca Paris. acteur immigration yu bare ñaawlu nañu arrestation Boubacar Seye aéroport Blaise Diagne ci guddi jeudi à vendredi ak garde à vue buñ ko teg Mamadou Dem au conseiller des collectivités territoriales la aussi sociologue des migrations. su fekkente ne Moustapha Boubacar Seye taxaw na di wax li mu wax defoon naa ni en tant que citoyen sénégalais bi nga xam ne ci turam nguur bi lay taxaw di jëfandikoo Sénégal pour yokkowal waa Sénégal ngëneel dund ci biir réew mi kooku am na droit jox li muy xalaat ak xalaatam ci nguur bi nu muy demee léegi fii surtout ci mballum immigration waaye jàpp ko dafa mel ni intimidation pour tere ko wax lu mu xam. Pape Sarr moom mooy président fédération internationale sénégalais yu nekk ci diaspora bi moom nag nee na souvent d'accordul ak méthode yu Boubacar Seye di employé pour défendre immigré waaye ba tey dafay ñaan gouvernement bi ñu libéré ko nu mu gënee gaaw. ñuy ñaan gouvernement Sénégal ñu bàyyi ko mu ñibbi ñuy ñaan gouvernement Sénégal mu def lu gaaw ci dossier boobu ndax Boubacar Seye bañ eggagul këram te war naa toqi fi mu nekk nii ñu ñaan état Sénégal ñu dugal ci ndimbal ak yërmande bàyyi ko mu dellu këram rapidement. Boubacar Seye ñu ngi ko doon teg loxo ci guddi jeudi à vendredi nee nañu nag dafa wax ni gouvernement bi moo détourné xaalis bu ko Union européenne jox ndax mu xeex contre immigration clandestine Mamadou Dem moom nee na affaire bi jaru doon ñu koy yóbbu ci yoon gouvernement bi bu fekkee ni loolu du dëgg mënoon na ko weddi rek ak ay preuve ku doon jokk ak yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Sila RFM. jërëjëf sëñ Cheikh ñu del si Sénégal dem ba penku ca département Goudiri commune ba am na fa coowal wàllu jalgati ñeeli koppar mouvement citoyen bi taxaw ngir yokkateem gox ba ñoo ni waxee dañu ne dafa am ay dépenses fictives maanaam dépenses yu nu fa daal di yëgle ca demeewu ni dërëm dugg ca
waaye ñoom ñu xayma ko ci fukk ak juróom-ñetti millions yu ne mër ca maire ba moom tontuwul ci yooyu tuuma Moussa Oumar Gueye. ñu bëggoon amal benn doxu ñaxtu waaye nag mbas mi tax na mujj ñu ko amal ñu daal di amal benn waxtaan feggoo ak taskati xibaar yi Amadou Ba njiitalal mouvement citoyen bi nga xam ni ñoom nag nee nañu dañuy ñaawlu doxalinu Seydou Yatassay mooy maire bu Bala ci doxalin bi nga xam ne gis nañ ni ci compte administratif 2017 2018 ak 2019 bari na loo xam ni wax na ay koppar yoo xam ne dugal na ko ci commune bi waaye ba léegi ni si France daal di xëddeem ñoom gisuñu ci dara. si budget bi sax moom dafa ne woon dafa yoroon un plan de 500 millions pour tabax benn marché loolu projet la l'état de projet man du ma si wax. na dépassé stade bu mu nekk tey Bala au moins dafa waroon am marché. te Bala si département bi Bala abattoir am def ngeen fa naa la woon image yi te pourtant xaalis déboursé nañ ko des millions rien que pour l'abattoir nettoyage matériel de balayage yàgg nañ ko def parce que boo xoolee compte administratif amul musul am unanimité benn les décisions ak fu ñuy voté budget ak fu ñuy voté compte administratif dañ koy fekkee te compte administratif naturellement c'est une copie du compte de gestion kon amul dara lu ñu koy tuumal li nga ma posé nii c'est une très bonne question keroog li may wax je le parle en prenant en témoin le représentant de l'État en l'occurrence le sous-préfet bi ñuy def suñu vote de budget dernier vote de budget 2021 soulevé naa ko. kii di maire bu Bala di Seydou Yatassay nee na amagul benn tontu boo xam ne mi ngi koy indi ci tuuma yooyu li am ba des nag mooy mouvement citoyen pour le développement de Bala ànd ceeg waa diaspora bi nee nañu ñoom kat danañu dem ba laaj délégation spéciale ndaxte koom bi nekk ci Bala gis nañ ni maire bi fa nekk daanaka daf koy salfaañe. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. jërëjëf Moussa wàllu xibaar ak RFM bokk na ci génnuk àddina Cheikh Ngay Doba nekkoon président association nationale CNEAS ak associé yu Sénégal wuy ji sunu borom dimanche démb ji nekkoon nag ku dogg lool ci wàllu cinéma ak culture fii ci Sénégal nekkoon it secrétaire régional ci Afrique de l'Ouest bu fédération panafricaine des cinéastes ci dundam nag daanaka réalisé na film yu bëree bëri ca bëri ay court métrage moom Cheikh Ngay Doba incha allah ci xibaar yi ci kanam tuuti wàllu culture rek Hadji Ndate Diop kàngam ci fànn woowee dinañ def ay seede jëmee ci moom ci ni ma ko waxee kàngam gi woon macha allah waaye ak dogoom ak pasteefu ci lépp lu di jaa jëmee culture Sénégal rawatina wàllu cinéma. sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay El Hadj Assane. bismillah. nu dooree ak waa Stade de Mbour démb dañu daal di daan ci ñetteel bi journée championnat waa Pikine ya 3-1 la leen dajee mujjee kon dóor ña nga jongante bi ca stade de Bruno Metsu ca Ngéroñ ca boori Mbour yooya ba ñu jeexalee entraîneur ba di Mamadou Dieng jàngat na ni gone mi doxee boobu ba léegi. boo amee ab jàngat rek di nga xam ne ligue joueurs yi présenté woon ci match contre Dakar ak contre Pikine ak contre Génération Foot nekkoon na loo xam ne dawoon na xel donc ba tax na tey jii bien vrai que bi ñuy commencé yàlla def na ñu teel a dugal après ñoom ñëwaat ci benn erreur défensive am égalisé ci penalty donc ñun bi ñu ñëwee duggee vestiaire ak sunu xale yi waxtaan lañu leen wax ñu ànd ak dal ñu gën a bañ a yàkkamti ndax boo xoolee premier temps bi action yi ñu doon am yëpp dañ doon yàkkamti pour dugal donc amoon benn pression boo xam ne c'était un peu négatif donc bi yàlla defee ñu ànd ak dal deuxième temps bi yàlla mel na ñu dugal ñaari bi ñoom aussi xam nañ ni am nañ benn force boo xam ne ci balle arrêté yi ñoom tamit ñëwaat nañ dugal seen deuxième bi après nag donc ñun def nañ ay changements yoo xam ne moo ñu permettre pour ñu am 3 points yi. ñu daal di waxtaanee ak waa Gorée doon jonganteeg waa Casa Sport ca Mbaaw danoo tëwoo kenn dugalul Sidaat Sarr bii di entraîneur US Gorée nag nekk ci ay jafe-jafe ci ndàmbali bi ba léegi ni daal gis na ab tan su tuuti ci li xale mi wane démb seen digganteeg waa Casa Sport. waaw di am métti lu parce que entamu match bi tey vraiment par rapport ak 2 premiers matchs yu jeune amoon na tuuti changement parce que au moins sentir nañ ñi amoon nañ benn équipe bu taxaw bu xam ni vraiment ils étaient présents donc loolu c'est un point positif pour ñun. beneen aspect bi ci xaw rek mooy entamu match bi comme ni nga ko waxee nekkoon nañ ci ba dugal bi amoon même possibilité pour mettre mais c'est dans l'état d'esprit que foofu la ñuy xaw a faussé tuuti parce que ni ma ko waxee waxuma ko sànq français mais dafa mel la ñoon jouer ak frein à main jour si football su demee si tollee foofu dafay ragal a yàq ragal a jël ay décision te loolu je pense que liggéey la boo xam ni ñun ñi ñëpp entraîneur daf ñu dañ ci war a di liggéey pour xale yi parce que dafa nekk défaut ci sénégalais quoi excusez-moi du terme on peut créer des joueurs sur le plan individuel ñu génn di dem mais jeu collectif par rapport ak yeneen foofu la ñuy amee différence. nu wax ni Louga dañoo tëwoo ñoom ak waa SNEPSIA kenn ku ci ne am nga benn sa ka nga morom kon ñetteel bi journée bi jeex na jàmbaar mu ne ca kaw juróom-ñaari poñ Stade de Mbour juróomi poñ nekk si topp ca moom
Pikine nag moo ne si ñetteel bi place. Ligue 2 Linguère dañoo tëwoo démb ak waa Amitié FC ku ne am nga benn ci sa kak morom waa Guédiawaye ñoom dañoo daal di rek daan Africa Promo ñaari bal si dara. loola moo tax ba seen taxawaay fi mu toll nii gën a jagadi ci gën a jag ci lii di championnat ñii nag di waa Wakam ñoom ñoo daan waa Demba Diop FC ñaari bal si dara ci classement bi kon Kër Madior Linguère ak Amitié FC ñoo nekk ci ñetti place yu njëkk yi tey Sonacos mooy suwe ak waa Dakar Université Club nu jeexal ala jak wala basket si góor yi démb Mermoz benn poñ la daanee équipe bu la ñu ko daanee moom Mermoz si bag moo ko daan benn poñ 50-49 le match ba mujjee Asfa nërmeelu diggante mag waa Wakam 96-51 AS Ville de Dakar moom gannaaw prolongation la ko Duc daan 70-67 waa Saint-Louis basket club daal di daleel ca Ndar sa waa dëkk ba waa Thiès ba noppi dóor leen ba may leen ay yoxo sa ki paañ lu ñibbiwaat Thiès 74-48 alaaji la waa Ndar yi mujjee ak waa Thiès. waa Ndar man gan. tabarkalla jërëjëf ganale. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. jërëjëf Malal ñu dalal El Hadji Ndaté Diop ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm ñu koy doore ak kaw tiis woo xam ni dal na ci cinéma bu Sénégal di génn àdduna Cheikh Ngaïdo Ba démb ci hôpital principal mu nekkoon militant engagé jëm ci wàllu 7e art jiite woon tamit association bi boot cinéaste yu Sénégal nekkoon na tamit secrétaire régional bu fédération panafricaine des cinéastes Baba Diop di critique d'art ni Sénégal ñàkk na ab défenseur am ci wàllu cinéma waaye cinéma yu Afrique ñàkk nañu timit seenu défenseur. Cheikh Ngaïdo Ba nag dafa mel ne daal taqandooram daal moo doon cinéma fu ñu waxee cinéma rek gis nañ ko fa te fu mu nekk aussi maanaam daal mooy suqali suñu cinéma bi défendre ko muy si festival yi muy Ouaga wala muy Carthage Tunisie mais aussi ak daal conférence yi ñu doon def ak assemblée wu FEPACE ki yooyu parce que fédération kuréel bi nga xamee ni moom moo ëmb cinéaste africain yépp Ngaïdo Ba aussi si la bokkoon moom moo doon seen représentant maanaam daal goxu Afrique de l'Ouest donc su fekkee ni aussi xamuñu ko si film yu mag yi mu defar parce que film bu mag bi mu defar bu mujj bi maanaam année 80 la woon mais taxul fu ñu waxee cinéma sénégalais ma nga fa fu sénégalais amee ndam ma nga fa ñoom ñoo doon xale yi nga xam ne dañu toog Ouaga ni daal ñoom seen cinéma bi ñuy def daal maanaam daal dafa war a wuute ñu cinéma mag ñi daan def bëgg nañu beneen cinéma moo taxoon ñu créé woon benn kuréel bu ñu tuddee woon cinéma œil vert am na ñoom Idrissa Ouedraogo ak ay Ivoiriens ki ñoom ñëpp ni si woon bi ñu tànnee ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a siéger si xaalis bi ñuy jox pour dimbale cinéaste yi maanaam mooy FOPICA kuréel boobu si la bokkoon si comité de gestion bi mais comme ni ma koy waxee daal fu ñu nee cinéma rek gisoon nañ fa Ngaïdo Ba. Léonard de Vinci ci musée des civilisations noires ñu ko fay gaaral ci ab exposition temporaire bu ñu duppee Opéra Omnia Léonard muy exposition boo xam ne nii ñoo ngi koy wéyal ba tey foofa ci musée des civilisations noires jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf couvre-feu gi ñu tegaloon waa Ndakaaru kees jeex na biig ci minuit source nañu ñëpp bi nañu seen i gët di déglu Macky Sall ndax da ko ciy tegaat am ndax dafay teggi tànkam tey jii ci la ñu ciy xam lu leer li leer daal ci gis-gisu journal source moo di loi bi ñu defoon coppite te mu jëmoon ci mbiri état d'urgence ak état de siège ñoo ngi séntu ñu promulgué ko tey jii am na yeneen i décret yu ñu séntu mu des nag ndax léegi matuwaay yu ñu jëlaloon ko diwaanu kees ak Ndakaaru matuwaay yooyee dañu leen di lawal ba mu yegg ci dëkk yu ci mel ne Njaaréem Kaolack ak Ndar ndax foofee seetlu nañu ne ni fi mbas mi mel jamono ji jéggi na dayoo l'observateur nañu bu yoon jeexul waaxisul du jeex président Macky Sall mënut a ñàkk jël yeneen i mesures ni fukki fan ak ñaar yi ñu jëloon def ci couvre-feu ngir wàññi ci réew mi woppi coronavirus ci ak ni muy lawee àpp ba jeex na te jurul benn résultat fi ñu jëm nag moo di gën a taral mesures yi bu ñu moytuwul couvre-feu 18h maanaam 6h ci ngoon ba 5h du matin ci week-end bi ci la ñu jëm professeur Magloire Noël Manga dip médecin infectiologue doon ni jàngalekat ca université Assane Seck bu Ziguinchor mi ngi wax ci biir l'observateur ne bu ñu defee
couvre-feu bi 6h 18h ci ngoon ba 5h du matin ci week-end yi loolee gis na ne bu ñu ko defee lu baax lay doon Walf Quotidien nañu musiba mbabakumba mu amul benn werante moom la coronavirus bi jur ci réew mi fan yu ñu génn juróom fukki nit ak juróom benn faatu nañu ci mbas mi ci diiru benn semaine Vox Populi mel ne ku naan ko matt ko juróom fukki nit la corona bi rey ci réew mi ci juróom-ñaari fan am na lu toll ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñetti cas corona yu yees te ci cas yooyee junni ba ak téeméer ak fukk ak juróom-ñaari ay cas communautaire lañu cas corona yi ak nu ñu mel ci dëkk yi di Kaolack Touba ak Ndar Soleil national nee nañu moo jaaxal ñu bari mbas mi ak bakkan yi mu jël ci réew mi ci week-end bi mu di ci samedi ji ak ci dimanche ji Soleil national nee nañu toll nañu ci juróom-ñeent wax nañu it lu toll ci fukki junni ak benn ci ay malade yu ñu doon cot ci seeni kër wér nañu ba delluwaat ci seeni yitte journal Le Quotidien moom it xëy ci def yitteem xëy ñu xamal nañ ñi feebar bi tëral te ñu nekk ci kër yi ñu leen di faj ñu toll ci ñetti junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ñu tuddal leen malade sous traitement ci ñooñee ñaari junni ak juróom-ñett fukk ak ñett malade sous traitement ci ñooñee ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ci seeni biiri kër yi fa lañ leen di faje la Sénégal dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk mi ngi ñuy xamal ne lu ëpp ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméeri nit yu corona bi tëral ñoo ngi ñuy faj ci biir kër yi lycée Jean Mermoz bu Ndakaaru La Tribune nee nañu am na fa ñeenti élèves yoo xam ne ba ñu leen testé dañoo gis ne dañoo amee corona Vox Populi xëy di laaj ndax Macky Sall dafa yokk état d'urgence am déet La Tribune nañu en tout cas couvre-feu bi ñu génn jurul dara lu ñu xam ci réew mi ndax ci diiru fukki fan ak ñaari ñu couvre-feu waa Ndakaaru ak waa Kees am nañu ci réew mi 83 décès ak ñetti junniy cas coronavirus ak juróom-benn fukk ak ñeent ci jamono joojee journal Enquête xëy na ci mbir mu yéeme li faatu ci réew mi atum 2020 yéenekaay bi nee nañu moo ëpp fuuf li fi faatu atum 2019 ndax mbas mi moo fi jaar am déet journal bi nañu ak lu ci mën di xew boo jëlee armée di Yoff yi atum 2019 juróom-ñaar ba juróom-ñetti néew lañ fa doon denc bés bu yàlla sàkk waaye ci 2020 gi danañu fa denc lu mu gàtt-gàtt ñaar fukki nit bés bu yàlla sàkk beneenu takk bu ci Enquête yéenekaay wax moo di ci armée di bàq ya ca Touba 10 697 néew lañu fa suul atum 2019 ci 2020 gi néew yi ñu fa denc dem nañu ba yegg ci 12 292 11 ans maanaam fukkeet ak benn libération nee nañu beneen xale bu jigéen bu Xalifa Mbàkke ruuxu takkoon def ko jabaram moom la am ginnaaw xale bu jigéen bi amoon fukkeet ak ñeent su li woon coow li enquête kat yi ba ñu fa demee dañu fa fekkaat beneen xale bu jigéen bu am fukkeet ak benn nee nañu jabari Daawda Ba la woon am na it yeneen juróom-ñaari nit yu bokk ci ñoom Mbàkke ruuxu yoo xam ne teg nañu leen loxo ndax nee nañu la fa xew yépp seen loxo génnu ci pédophilie viol ak détournement de mineur moom la ñuy toppee seen yonent bii di Baba Malabe ñu topp kaa bi ba ci l'Observateur xale bu jigéen ba fa njëkkoon a feeñ toll ci fukkeet ak ñeent ba ñu ko yóbboo ci gynécologue ba gynécologue bi li mu gis ci moom l'Observateur yeggee nañu ko ba xamal ñu it ne ndekete xale bu jigéen bi plan B la woon waaye plan A bi moo doonoon yaayam waa ji yaayu xale bi la bëggoon mu ñu cee jot ginnaaw bi ci la mujjee ci doom ji l'Observateur tax nañu am na it yeneen juróom-ñeenti xale yu jigéen yu ñu fa fekk yoo xam ne njoxtu nañu ne waa ji daf leen doon jabaroo moo tax ñoom ñëpp yóbbu nañu leen ci gynécologue ba ngir xam ndax waa ji séq na ak ñoom daraam déet. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm naka noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM mbokk yi di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp fàttali ne xibaar yi bokkoon na ci état d'urgence bi nu boole couvre-feu fukk yaak ñaar ci fan jeex na mu des léegi ab dogal wala déet ci yaatalaat gi ñu koy xaar ci njiitu réew mi président Sall ñaar ci pexe nag am na ko bu nu sukkandikoo ci yenn ci spécialiste yu nu jokkool ci xibaar yi mooy benn daal di promulguer loi bi nga xamante ni moo aju ci fànn woowee ngir wéyal couvre-feu gi wala mu taxawoon di ab diir fi léegi promulgué di am tëjug l'école gi nag ndax coronavirus gi yenn ci syndicaliste ak i borom xam-xam xalaat ko ak i aji politique directeur formation communication ci ministère éducation Mamadou Moustapha Diagne moom àndul ci lu ni mel te sax li ko gënal mu ne mooy ñu ba borom xam-xam yi léeg-léeg di wax ci li ñu xam wàllu yoon ak Boubacar Seye njiital ONG Horizon Sans Frontières dinañ ko jàllale tey ci kanamu procureur di déferment ginnaaw bi ko takk der yi wooloo ajjuma ji nu génn bi mu teersee ci aéroport international Blaise Diagne fàttali ne li ko jural woolu gi bokk na ca koppar yu mu gis ne daa tukkee ci Union européenne takku lool jëm ci Sénégal ngir xeex geeg mbëkk mi ca yooyee koppar mu mel ni jëfandikoo wuñu ko fa mu waree ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane ci micro bi ci teewaayu soxna Yacine Pouy bu